jërë ngeen jëfati ci seen ànd ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk ca gën a fës bokk ca ñetti fajkat yooyu ca kër docteur bu nekk ca diwaanu Kédougou di centre de santé ba te ñu nag garde à vue leen gannaaw la amoon ca boobee kërub docteur ak soxna soosu di Maimouna Doura Diallo mi ñàkkoon ba kanam ca ba muy mucc nag fi mu nii ñuy wax ak yéen nag bàyyi nañu leen bàyyi ko négg ndiku ca Kédougou dinañ ci jokkoo ak sunu ndaw la ñu fa toogal di Ibrahima Diaba xate lu ñeel loolee ba tey sax gis nañu ni secrétaire général bu SAEMS moom ma nga yëy di ca yàb bi nee na nag lu ëpp tuuru ndax bari na lool lu ñuy tuumaal waa kër docteur yi te defuñu lu dul nag seenub liggéey mbootaay bi ëmb jaaykatu fruits yi di meññe fi nag tey daw diggante Sénégal ak Mali ñi ngi naqarlu nag ni leen douane ak eaux et forêt di jàppee ci yoon bi ñu ne nag diggante Sénégal ak Mali lu gàtt benn camion dana fay lu toll ci ñeent fukki junni màggalub ñaari rakka bi nag ni ki tey jile ca diwaanu Ndar la nañu daan gisee nag nit ñi di bare ren bariwuñ noonu waaye nag lu mu ci mën a doon bari am na ay taalibe yoo xamante ne daal bawoo nañu fu ne jaar ci mbënn meeg lépp rek ngir mën a fekkee si julli boobu Cheikhul Khadim defoon ca diwaanu Ndar juróomi fan la woon ci weeru septembre atum 1895 président Macky Sall nag ma nga ba tey ca Pays-Bas xam ngeen ni mi ngi jëm nag ci sommet boobu daal di fay door lépp nag ñuy waajal COP 27 bi war a am ci weeru novembre atum 2022 ca Égypte ak coppiteeg jaww jeek réew yi ci loru bokk na ci réewi Afrique yi ñu gën cee leru solo si nag mooy ni ñuy fexe daal ba teg ay koppar yu tëre su ko defee nag coppiteeg jaww jooju ñu mën koo xeex mbokk yi ponk yaa ngi nii bu jeexee daan ci toftal yëglekaay gi la ñu xëyee tey jii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ni ma ko waxee woon ci ndoxteel yi ca centre de santé bu Kédougou ñetti agent yooyu nag nekkoon ca garde à vue bàyyi nañu leen bàyyip négg ndiku gannaaw nag bi ñu leen tegee woon loxo rek ndax mbir moomu amoon ca centre de santé boobu muy soxna soos ñu gën a xam ci Maimouna Doura Diallo mi ñàkkoon bakkanam ci jamono ju mu doon mucc Ibrahima Diaba Xate bu dee mi ngi ci bu mu jokkoo bi Ibrahima. allo. voilà Ibrahima Diaba Xate maa ngi lay nuyu bu dee mi ngi may dégg Ibrahima man am naa jafe-jafe ngir dégg ko dégg naa ko léegi nag mu nuyoo voilà Ibrahima. yaa ngi may dégg. maa ngi lay fay soxna Fatou. waaw kay jërëjëf maa ngi lay nuyu bu baax a baax Ibrahima ni ma ko waxee rek muy ñetti agent yooyu ñu mujj nag bàyyi néggandiku. allo oui maa ngi lay dégg de allo. yaa ngi may dégg. waaw bu dee maa ngi may yaa may dégg bu baax léegi ma nga kon ma bàyyi la bu dee dégg nga ma rek ma bàyyi la nga développé ni ma ko waxee rek léegi ak agent yooyu mujj nañu leen bàyyi néggandiku ca diwaanu Kédougou waaye lañ fa seetlu Ibrahima mooy ñetti district sanitaire ya fa nekk dafa mel ni ñoom dañu sóobu cib grève ndax rek daal di merle ñooñu ñu tegoon loxo. waaw ba léegi structures sanitaires yi dañu paralysé wu ci ñetti districts sanitaires yi nga xam ne ñoo nekk fii ci région bu Kédougou fële ci Salémata ci Kédougou ak ci Saraya médecin dañu banque seen loxo malade yi fu mu nekk ni tey bi ñu yeewee ci suba ñi ci bëri dañu wute jëmali fële infirmerie bu 34e bataillon d'infanterie bu Kédougou fële ci camp militaire bu Fodé Ba ñenn ñi dañu leen di évacuer fële ci hôpital régional bu Tambacounda am na ci ay jigéen sax mu nekk nii cours d'évacuation bi dañuy di am doom fële ci biir parc national bu Niokolo-Koba waaye maa ngi nii fii ci tribunal départemental fii ci tribunal de grande instance bu Kédougou fi nga xam ne ñetti nit ñi nga xam ne kii di médecin gynécologue bi ak anesthésiste bi ak infirmier assistant bi dañ leen di placer sous contrôle judiciaire loolu la juge d'instruction bi dogal tey ci suba ni dañu leen di bàyyil ndiku ñu dem balaa ñu continuer enquête bi loolu moo fi xew fii fu mu nekk nii ci tribunal de grande instance fii ci diwaanu Kédougou. Ibrahima. waaw balaa ñuy tàggatoo yaa ngi koy wax léegi muy district sanitaire yi nga xamante ni fi mu ne dañu banque seen yoxo lu jëm ci wàllu urgence rawatina ak soxna yi nga xamante ni dañu war a mucc ñooñu tey fan lañ leen di rawale bu ñu waree mucc.
bu dooree mucc dañu leen di raawale fële ci Tambacounda xam nga ni fii ci région bu Kédougou donte sax bu dul grève bi sax amaguñu fi médecin anesthésiste yi ay techniciens donc lañ fi am te technicien fu mu nekk nii dañu am mouvement d'humeur dañu amal grève moo tax lépp li nga xam ne ci wàllu césarienne la systématiquement évacuation tey ci suba sax xamal nañu ne démb ak barki démb amoon na ñaari jigéen yi ñu doon évacué ci Tambacounda dañu mujj am doom ci biir parc Niokolo-Koba kon gis nga danger yi yu mel nii fu mu nekk nii ci biir nit ki bu ñu leen évacué am ay doom ci biir parc national te xam nga parc national Niokolo-Koba moom am na ay façon mala bu nekk su fekkente ne amul jëluñu ay matuwaay lépp mun na fa xaw quoi. Mangok ñu lay jaajëfal Ibrahima Diabakhate ma bàyyi la rek nga gën a topp xibaar boobu ba xam fu wànnent di mujjee ki gëtëm lu ñeel loolu ba tey muy la xew ca Kédougou secrétaire général bu SAMES nag mi ngi wax nee na lu ëpp tuuru bari na loolu la ñuy singali waa kër docteur yi te defuñu lu dul seen liggéey docteur Yéri Camara ñu teewlu ko ak Chérif Dia. kon ma ngoo ko du ñàkk rek xëy na kon ngeen am ko ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu dem ba fële ca département bu Vélingara foofu nag askan wa daal ña ngay sàkku rek nag ñu dimbali leen ci ab centre de santé ca Diaobé Kabendou ndax poste de santé ba fa nekk muy menn kese nag mi ngi ci jafe-jafe te it mënta taxaw askan way yeewoo foofu yépp Abdoulaye Diallo la ñuy fekk ji ca diwaanu Kolda. mu bokk ci département bu Vélingara commune Diaobé Kabendou ngir luuma ju mag bi muy dalal daa ëmb askan wu takku waaye benn këru docteur moo fa nekk te dañoo am ay jafe-jafe yu tar ngir faj seeni aji wopp noonee la responsable politique yu Benno Bokk Yaakaar yu ci gox bi ñooy ñaxtu ngir Diaobé Kabendou am centre de santé. yoo xam ne ci wàllum paj comme centre de santé bu Diaobé Kabendou mais ñu am stade fonctionnel ñu am stade fonctionnel fii ci Vélingara ñu am it centre de formation professionnelle ñu am ay forage mais ñu tabax ay tali yu mel ni Marewe Pakour Dialaña Kabendou Wassadou Ñanaaw ak yeneen jumtuwaay. Vélingara nekk département bi ëppale askan ci biir diwaanu Kolda askan woowe ñooy sàkku ndax Vélingara am hôpital bu niveau 2. hôpital bi nag muy jooytu pour am hôpital bu baax ci département bi mooy hôpital niveau 2 mais ñu tabax ay tali mais ñu am stade fonctionnel ñu am stade fonctionnel fii ci Vélingara ñu am it centre de formation professionnelle. bëgg nañu it ay poste de responsabilité ci biir gouvernement bi. mais département bi aussi comme am na ndam li am na résultat bi mu ngi ñaan ñu tàbb benn doomam mu bokk ci gouvernement bu ñuy sos fan yi bu ñuy tàbb fan yi bëgg nañu ay poste directeur généraux bëgg nañu aussi président de la république tànnal ñu yeneen président de conseil d'administration. département bu Vélingara mi dend frontière ak ñetti réew yi wër Sénégal dafa yelloon un programme spécial de développement. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Abdoulaye Diallo jëwriñ ji ñu dénk biir réew mi di Félix Antoine Félix Diome nag mi ngi doon amal ab nemmeeku rek ci yenn gox yu loru ci mbënn mi bokk na ci Kunun Dalo bu ñàgg ak zone de captage ba mu fa yeggee nag am na kàddu yu mu leen dénk mooy nguurug Sénégal dana def kéemtalaay kàttanam ba gën a taxaw askan wi rawatina ak plan bu yees bi ñu tëral waaye tamit li muy xamal askan wi mooy nañu xam nag taw bi jeexagul des na yeneen ndox yu am solo yu ñuy xaar ñu teewlu ko moom jëwriñ ji. jamono ji muy taw dañuy yónnee ay ndaw yoo xamante ni dañuy bàyyeekoo ci banqaas yu bëri ci état bi bu ñu demee seetlu xool jafe-jafe yi nga xamante ni ñoom la population yi di jànkonteel dina am ndox moo xamante ni bu ñu toogee tuuti taxirlu tuuti rek dina demal boppam ndaxte lenn li canal yi nga xamante ni defar nañ ko wala jumtukaay yi nga xamante ni état bi defar na ko dina ko mën a yóbbul boppam. am na ci loo xamante ni mooy demal boppam ndax ndox dafa am yoon waaye am na ci loo xamante ni nag faaw ñu dugal ci beneen xeetu ndimbal taxawu leen teg ci suñu loxo lu jëm ci wàllu machine moto pompe wala électropompe waaye tamit mën naa dem ba yegg ci ñu yónnee ci béréb yi nga xamante ni amuñu fu ñu jëlee ndox mi yóbbu ko fu ñu ko tuuree ñu jox leen ay camions yoo xamante ni dañ koy manque di ko yóbbu ci tuurukaay ba loolu nag mooy li nga xamante ni mooy suñu rôle mooy taxawu leen jàppale leen massawu leen waaye tamit xamal leen ni lii ñu jëm muy fan yi même bu gënee taw
wala même bu fekkente ni ndox mi wàcc gën na bëri état bi dina nekk ci seen wet xool ni nga xamante ni moom la gën a mën a woyofalee ni ngeen di dundee moo xam ci wàllu matériel la waaye tamit moo xam léeg-léeg ci wàllu taxawu la ci loo xamante ni yeneen bànqaasu état bi ñoom ñoo ko amee mais ñoom ñëpp ñu bokk di liggéey ci li nga xamante ni moom mooy plan Orsec. am na nag loo xamante ni te loolu laa doon leeral léegi temps moom mooy maye mu dem li ñuy wax temps de latence ci tubaab ndox mi bu wàccandoo ci diir bu gàtt boo leen seetloo mën nañoo gis ci corniche bi wala ci yenn bërëb yi ci Dakar même boo demee sànq rek fi ñu demoon ci département de Rufisque am nay bërëb yoo xam ni ndox mi bu fa dajaloo dina bari te ci saasi di nga gis sax ñoo xamante ni dañuy jël di ko filmer di wane ni lu jéggi dayo la naam lu jéggi dayo la ci waxtu boobu mais bu ñu toogee tuuti rek ndox mi dafay dem bërëb yi nga xamante ni nag ndox mi dafay taaju te demul après taw bi loolu mooy jara indi saafara muy loo xamante ni dañ fay yóbbu motopompe wala électropompe wala loo xamante ni dañ fay yóbbu hydrocureur. ñu wax ci jaaykatu meññeef yi ak jafe-jafe ñi jànkonteel bokk na ci jàpp-jàppee yi leen douanier yi ak waa Eaux et Forêts di def nag ci jamono ju ñu nekkee ci seen liggéey rawatina ak ñooñee yorub camion di daw diggante Sénégal ak Mali ñu ne nag lu gàtt-gàtt daañu fay lu ëpp 40 junni ci suñuy koppar bu ñu leen jàppee loolu yëpp nag ñu ngi ko naqarlu ñu amaloon nag am ndaje mu yaatu Abdourahmane Diallo moomu dëggee ci leeral. baana yu nekkee ci Sénégal di wax jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel bu ci njëkk ñuy fàttali ni douanier yi sonal nañ leen. mangue ou bien orange ak madd yëpp daawuñu ko dédouaner léegi da nga ñëw di douanier ba ci egg nañ ci 200 000 francs yoo xamante dañ koy jox douane ci Linkri nga jógee fa nag mu mel ni douanier bi nga xamante ne agent douane bi nga xam ne moom moo la defal quittance moom bokkul ak agent douane bi nga xamante ne moo ne Tamba mel na ni bokkul ak ki nekk Koupentoum mel na ni bokkul ak ki nekk Koungheul mel na ni bokkul ak ki nekk Kaffrine boo ñëwee ba Kaffrine ñu ne la yow kii kat quittance bi ma la defal baaxul. baana yooyu di xam le ni tamit lu wuteeg douanier yi Eaux et Forêts yi ñoom it kenn demul ñu des. Eaux et Forêts yi aussi ñu dimbale ñu da ngay jóge Mali ñu ne lii da ngay yeb dànq saako dànq ñu ne saako yi mat na 80 kilos par exemple ñu ne nañ ko calculer ñu posé ko def ko 75 wala 77 kilos 3 kilos yi nañ ko def taar wala 2 kilos nga yor 500 saak nga dédouaner lépp def dagal forêt lépp nga ñëw ba Kaffrine ñu ne la non saako bii ëpp na 77 kilos wala 80 kilos. ñoom ñooñu sax di ñaawlu nguur gi ni nga xam ni faratalul seeni mbir. état bi joxuñu benn yoon ci li nga xamante ne mooy suñu sañ-sañ wala suñu yelleef ci biir réew mi te ñuy contribuer lu bëree ci réew mi donc loolu moo tax ñu ne tey jii ne dafa jot ñu daje nekk benn bloc ànd li nga xamante ne war nañ koo jot ci réew mi te yeneen réew yi ñu ko fay am ñu jox ñu ay cër yu bëree bëri. baana yooyu ab assemblée générale la ñu amaloon ci Mbour ñuy xamle ni seen kuréel googu lu jege 1 million doomu aadama ñoo ci ne. ma ngoog ca diwaanu Louga la ñuy wutali ak mbayum ñebbe may jànkonteel ay jafe-jafe yu metti li ko waral bokk na ci xeetu gunóor yooyu ak i soccet yu song kon tool ya moo waral nag tey ji la ñuy yëngu ca mbay moomu di wooteeg bollu tey sàkku rek ci direction bu protection des végétaux ñu dimbali leen bu baax a baax ngir ñu xeex lu ni mel ci kaw loolu ñu ngi sàkku daal yeneen i jiwu su ko defee nag li ñu ñàkk ñu mën koo dabu Thierno Fall. fii ci département bu Louga ay at a ngi ni daanaka nawet bu jot awar yi yàqu fi ay tool yu bëri muy nag ay jafe-jafe yu nga xamee ni si ñii di baykat yi ñi ngi sàkku ci nguur gi mu indi ci ay saafara. lii yàq tool yi muy awar yi chaque année day ñëw di ko def te DPV mi ngi fi loolu mooy spécialité am te loolu lañ jàng ñoom kon ñoom jaadu na ñoom ñu fi xeex ak lii ba awar jug fi kon loolu lañ ci woo DPV mu wuti ay moyens moom mu seet ñoom comme jàng nañ ko xam nañ ni ñu xeexee ñu xeex ak awar yi ba mu jóge fi. suñu sukkandikoo ci xalaatu ñi taxawee wàllu mbay mi fii ci département bu Louga awar yi ngir ñu mën leen a faagaagal benn yoon faaw rek ñu taxawal ay programme yu nga xamee ni si dina gën a yaatu. mais dafa di mbir mu xóot moo xamante ni ñun ci suñuy jàngat mooy di ñu jàllale tamit ci kilifa yi mu doon loo xamante ni day doon ay programme de recherche yu ñuy taxawal pour jéem a saafara loolu yëpp ndax li ñuy wax maanaam problème entomologique ba nga xamante ni dañuy xool di boole méngale li nga xamante ne mooy traitement chimique ak li nga xam ne mooy traitement biologique.
ci arrondissement bu Koki ay toolu ñebbe yu bëri awar yi faagaagal na leen muy ay jafe-jafe yu tar ci baykat yi nga xamee ni si soxla nañ ku leen jàppale ngir ñu mën a amaat beneen jiwu. moo tax ma xalaat tey ne am nañu variété ñebbe boo xam ne fii court la variété melax boo xam ne mën na durer 45 jours mën na ñor ñu gis ne fi nawet bi toll mën na fi ñor moo tax ñu xalaat jël ko jàppale ko population yi teg ko ci loxo monsieur le préfet. Cheikh bi ñu demee sollicité ko ci ak mbaaxam ci laabiram mu xam ne ci population bi la dëkk mu yëkkati 500 sacs ñebbe di ko jox ko commune bi jàppale nu ko kon duñ def lu di ko sant di ko gërëm. jiw ñebbe bi di variété melax toll ci juróomi téeméeri hectare Cheikh Diop di ab opérateur semencier daal di koy may baykatu Koki ngir jàppale leen. Thierno Fall ci Louga ñu lay jaajëfal. commune bu Simbanding Brassou nag ma nga ca département bu Goudomp foofee élus locaux ya tàggat nañu leen nag ci ni ñuy yoree gox moo xam wàllu koppar fiscalité suuf ak yeneen tàggat nañu leen ci bu baax a baax ndax la ñoo bëgg rek lu jëm seen liggéey daal ñu mën koo def ci anam yu mucc ayib. Bakary Konté. pour nag commune bu Simbandi Brassou mun a am gestion bu baax loolu moo waral ñi daal di tàggat élus locaux yi nekk fii ci diwaan bi ñoom nag bénéficié wu nañu benn session de renforcement de capacité docteur Lamine Koté mooy maire commune bu Simbandi Brassou. formation bi li ko waral mooy dañu constaté ne bi fi ñëwee ba léegi que la plupart du temps les conseillers formé ñu leen bu baax si wàllu conseil wàllu municipalité te loolu problème la. moo tax dañu jàpp ni il faut que vraiment ñu xool comment on va former les conseillers maanaam li ñu war a def pour que au moins conseil aussi ñu xam le minimum si wàllu développement local si wàllu fiscalité si wàllu foncier au niveau des collectivités moo tax ñu def formation pour au moins jàppale leen en même temps aussi jàppale commune parce que le maire aussi mënu def lépp. il faut aussi que le conseil les conseils ñu xam le minimum su ko defee moom lépp lu mu bëgg a def mun na ko def avec le concours de ces conseils. gouvernance locale budget fiscalité foncier ak marché public nekk na ay modules yoo xamante ne Abdoul Aziz Daba Kébé professeur agrégé en droit public ci université Cheikh Anta Diop Dakar moom nag la daal di présenter élus locaux yi. initiative bu baax la parce que transparence muy indi nga ne kaay leen ñu xool nan la ñuy yore transparence moo wund loolu te xam nga l'état du Sénégal dafa nekk ci benn stratégie de développement bu ñu tuddee PSE te boo xoolee PSE qui est le référentiel xam ne moom ci la ñëpp di sukkandiku pour doxal gouvernance daf ci am solo gouvernance mooy yorin alal bu cet yorin goo xam ne dina fexe ba nit ñi ñu am ab tawfiix loolu nag boo ko bëggee da ngay woo ñi nga seqal liggéey bi ngay leen budget bi kat nii lañ koy voté budget bi nii lañ koy élaboré recettes yi lii lañ ci xaar dépenses yi lii la. donc initiative bu am solo la. docteur Lamine Koté maire bu Simbandi Brassou dina wëyal initiative yi mel nii loolu nag pour commune am daal di développer si nu mu gën a gaawee. waaw ñaari rakk yu Cheikhul Khadim julli woon ca palais bu gouverneur bu Ndar nag tey jii la ñu koy màggal juróomi fan la woon ci weeru septembre atum 1895 ni ñu koy faral nag di gisee at mu ne ren nit ñi bariwuñu naam waaye nag lu mu ci mën a doon am na taalibe yoo xamante ne bawoo noonu fu ne jaar ci mbënn mi ngir mën a fekkee loolu Ousseynou Diop la ñuy fekk ji ca diwaanu Ndar gannaaw bu ma la nuyoo Ousseynou ma bàyyi la rek nga dikkaat ñun ci ñaari rakk yi. jërëjëf ni nga ko waxee noonu la màggal bi nga xamante ni mooy màggalu ñaar rakk yi Sëriñ Tuubaa Mbàkke Xaadim Rasuul julli woon juróomi fan ci septembre ci atum 1895 fii ci bureau bi nga xamante ni mooy bureau gouverneur xamal ni tey jëlee moom la ñuy màggal itam ci diwaan Ndar géej naam na mu daan demee tey jëlee da ngay nemeeku ni demeewul noonu lan moo ko waral mooy lu jëm ci wàllu màggalu Tuubaa gi ñuy waajal ak safar gi nga xamante ni dugg nañ fi waaye nag teewul taalibe murid yi ñenn ci ñoom daan nañu ñëw nag ci bërëb bi nga xamante ni Sëriñ Tuubaa Mbàkke Xaadim Rasuul fii la jullee woon ñëw nag amal seen ziyaara ñoom laaj nañ leen lu jëm ci wàllu ko liggéey bi ak li nga xamante ni moo jëm ci wàllu màggal gi ñenn ci ñoom ñu teewlu leen. moom la ak maam Cheikh Ibrahima Fall bis bi moom sama xel sedd na guy mënuma sa wax ba ak Serigne Touba. ñaan suñu borom fenn si Modou Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér te yéen ñi ngeen yàgg koo teewe ñu yàgg koo fekk den fi fekk te ñaan lépp lu fi waay ñaan ci lu baax yàlla suñu borom nangu ci barke Serigne Touba. tombeek waaw moom daa tawfeex rek lépp tawfeex la wax dëgg yàlla moom lépp moom tawfeex la. waaw parce que dafa tombeek kii bi dafa jege daal moo tax ñu bëri ñëwuñu ñun ñi ñun ñi si ñu dal dafa daan ñëw waaye ren ñëwuñu man maa ngi dëkk sud si Ndoone laa dëkk. mi ngi neex moom waaw mi ngi ala daw mi kay waaw sant sëñ Tuubaa rek. ndox mi sonal leen waaw ndox mi xaw nañu sonal tuuti rek mais sant rek xéewal la rek xéewal guy ñëw la. màggal gi ñu ngi si kawam de ñu ngi si kawam bu baax kay.
nu mu toll ak safar bi nag moo ko gisee. safar bi moom ñoo ngi ci kawam moom waaw di waaj màggal gi rek incha allah. ni ma ko waxee rek kon mi ngi noonu màggalu ko lii di ñaar rakk yi ren ci diwaan Ndar Géej ci kanam lañ koy amal sëñ Mamor Mbacke mooy jiite lu jëm ci wàllu julli gi màggal gi nag màggal la boo xamante ni mënuñu jàpp ni taalibe murid yi fu nekk nag la ñuy jóge ci wàllu ko Sénégal ñëw di ko mën a amal à partir de 17h nag ci la ñu amal julli gi fii ci place Bayandar. jërëjëf Ousseynou Diop nga àndoon ceeg Habib Seck cant ak ngërëm ñeel na la ni ma ko waxee woon ci ponk yi président Macky Sall ca Pays-Bas ngir rek sommet boobu ñu duppee sommet africain sur l'adaptation bu ñu ko déggee nag coppiteeg jaww ji la ñu ko jagle rawatina ak li ñuy waajal muy ndajeb COP 27 bi war a am ca Algérie ca Égypte ci weeru novembre atum 2022 liñ ci jublu nag mooy fexe daal ba ñu génnee koppar yu am solo su ko defee coppiteeg jaww ji ñu gën koo mën a xeex bu baax a baax rawatina ci réew yi ci Afrique président Macky Sall ñu teewlu ko ak Sarah Cissé ci caméra bi Mbissane Ndoye. D'abord, je voudrais me réjouir de ce forum sur li ci njëkk mooy damay rafetlu ndaje bi nga xam ni amal nañ ko waaye tamit liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ngir rek ñun ñëpp daal di mànkoondoo ngir booloo xool naka la ñuy aaree alam ji ndaxte yi tamit Afrique desu ci ginnaaw mi ngi ci am ay jéego waaye tamit gën a yokk pastéefam xool ko ni mu ko yeneen réew yi di defee waaye tamit maa ngi ci jéem a gën a ñaax Afrique gi yëpp am ci taxawaay waaye tamit gën a ñoddi yëf yi mu gën a yaatu ba àddina wërngal képp xool nan la ñuy taxawoo ñun ñëpp daal di xàccandoo dóorandoo ngir aar lii di alam ji te loolu ñun ñëpp buñ ci mànkandoo je pense que yaakaar naa ni dinañ wut ci pexe ba daal di xeexandoo ñun ñëpp xool nan la ñuy wottandoo alam ji. encore en développement ne suit pas les mêmes schémas donc. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax Sarah Cissé ma nekk foofee muy kàddu yi nga xamante ni président Macky Sall dénk na ko moom Sarah Cissé mu nekk fa ànd ci ak Mbissane Ndoye xibaaru bitim réew yi ci la ñuy jublu dooree ko fële ca Kenya ñi ngi ko doon xaar tey jile muy lu waroon tukkee ca cour suprême bu Kenya ndax coow la mu nga ne woon cour rek gannaaw woteeg falum njiitu réew bu Kenya tey nag daal dinay joxati dëgg vice président ba di William Ruto mi ñu ne woon nag moom moo daal di falu ci boppu réew ma ndax Raila Odinga nag dañu gis ni ba wote ya jeexee résultat yi génn ñu ne kii di William Ruto moom moo gagné loolu nag daf ko daal di naqarlu woon jàpp rek ne ay njuuj njaaj nag dafa am ca mbir ma waaye tey gis nañu ne juge yooyu di àttekat yi nekk ca cour suprême bu Kenya nag jël nañu dogal ci altine ji gannaaw nag ba ñu sàkkoo ca ñoom ñu xoolaat yëf yëpp waaye ba ñu noppee ca recours ba daal kon joxaat nañu dëgg ka ñu ne woon rek moom moo jël raw gàddu ga ñu daal di dem ba fële nag ca Kaboul ci Afghanistan la lu toll nag ci ñaari liggéeykat yu nekk ca ambassade bu Russie nekk foofee ca Kaboul nag la ñu daal di faat ci anam yu ñaaw a ñaaw ministère bi ñu dénk wàllu jëflante ak biti réew moom moo ko daal di xamle mu nekk nag benn waajoo xamante ne nee ñu nag moom ab xeexkat la moo yore ab ndeel la ñëw ba foofu daal di kalaate ci la ñaar ñooñu ñàkkee seen bakkan leneen nag fële la xewee ca Chine muy nag kon suuf su fa yëngatu daal ba ay doomu aadama ñàkk ca seen bakkan ca province bu Sichuan la xewee ma nga féete rek daanaka booy xool ca bëj saalu ma nga féete penku bu Chine ñaar fukk ak benn ci doomu aadama ñàkk nañu ci seen bakkan moom la ñu xamle waaye tamit mu mel ni ci lim googu am na leneen lu ca dolliku muy fukk ak ñeent yi nga xamante ne ni télévision publique ba daal na koy fësal loolu nag mi ngi daal di xew ni ñu ko waxee foofee ca réewum Chine xibaaru biti réew yi dañu koy jeexalee ak kuréelug mbootaay yi tugal yi jël nag matuwaay dogal ci fexe rek ngir Ukraine nag mën a am ci lu mu jàpp ci loole nag la ñu ne lu toll ci juróomi téeméeri million ci euro nag daañu ko dimbalee réew ma Ukraine ñu war ko jagleel nag wàllu ko dëkkuwaay ak njàng ma foofee ndax xam ngeen ni guerre ba diggante Russie ak Ukraine indi na ay gàllankoor yu baree bari financement boobu nag ñu ngi ko daal di wax rek ci ab ndaje boo xamante ni nag bu conseil d'association ba la bu mbootaay réew yi tugal yi yegsi nañu ci yëglekaay yi ak la ñu xëyee tey jii El Hadj Assane Gueye
taw yi bari lool wadd ci njeextalu ay bés bi ci Sénégal gépp ak i musiba ak tiis yu mu àndal la yéenekaay yi xëyee Le Soleil xamal ñu ne ñetti doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan ci ndox yu métti yooyee lu toll ci 200 ak juróom-ñetti bërëbit yu ndox yi nangu xayma nañu ko fii tiis wi waral njiitu réew mi ci ngan ci Arabie Saoudite yëkkati kàddu masawu bu baax jaale njabootu ñett ñi ñàkk seen bakkan Libération ne taw yu bari yi kay tiis ak njàqare lañu fi jur ñetti tut tànk yu faatu ci Ndakaaru ak Sadel benn liirab juróom-ñaari weer bu lab ci Caaroy Gaar gu nekk fukk ak ñaari at yu nu génne néewum ca Cambérène 2 ca Sadel benn taaxab ban bu fa màbb xaaju guddi ci kaw yi taalibe ak seenub sëriñ gu nekk fukk ak benn at faatu ca ñaari taalibe am cay gaañu yu métti ba ñu rawale leen ci hôpital bu Ourossogui bilan bi ci La Tribune gën a diis ndax ñoom ñett ñu faatu ci Ndakaaru lañu wax ak kenn ca Matam mu ñeent ca Andalaay 1 ñu ne benn liir bu faatu ci ndox yi ci biir néegab yaay ja Cambérène gu nekk fukk ak ñaari at di Mohamed Selou Diallo bu courant bi maas foofe ñaar ñeneen ñu ñàkk seen bakkan ca Fuuta ak Yëmbal Nord Tribune ne teg ca gox yu bari nag ci Ndakaaru ndox yi nangu leen Moussa Niang bokk ci pôle communication gëm sa bopp ba tey ci yéenekaay bi di La Tribune moom waame gu métti gi fa mu ko teg mooy ci ñàkk mën ak télégu président Macky Sall weneen tiis ci Sénégal xewe ca Kédougou ak soxna si di Doura Diallo doon fa mucc fa faatu ci anam yu métti lool ak liir ba L'Info ne waa kër docteur takk nañ ndigg ya ngir daal di sóobu ci xeex bi li ko waral di seen naatangoo yi doon réewle soxna si la ñu téye ci yoon procureur bu Kédougou ne ñooy njàkk ci paatug yaay ak doom ndaxu càggante ak ñàkk doxale li gën a néew ci yoonalu kër docteur gis-gisu procureur nag ba waral jàllale gi safaanoo lool ak bu ministère de la santé ak syndicat yi ci waa kër docteur ndax ñoom ginnaaw bi ñu amalee enquête seen biir ministère bi lu mu gis mooy ni soxna si dalal nañu ko faj ko taxawu ko ci anam yu mu waree ba di ndogal ñëwee ci L'Info ba tey njiital SAMES docteur Yeri Camara ne dinañu amal ay assemblée générale ci Kédougou ca dund ceeyam bu soppeeku amul daañu ca toftal ay grève yu ñuy tollanti docteur Camara sàkku ci état Sénégal ñu àndaat ak seen sago docteur Ibrahima Aïdébé moom président association gynécologue yi ne naam sutuñu yoon waaye procédure yi dañ ko war a gënal ca lànkuñu ubbiteg information judiciaire source a moom ci gàttal gis ne ministre de la santé soxna Marie Khemesse Ngom Ndiaye dafa solal robab avocat ay ñooñam médecin ndax sànni nañ ca pôle mbalit ma càkkuteefu procureur bi observateur xëyee beneenum tiis métti lool di soxna seneen tolloon ci ñeent fukki at Aminata Touré ñu ko daa woowe méta dañ ko fekk ñu rey ko ci anam yu ñaaw sànni ci àllub Kolda bi ci yoonu Fafakuru ca France la newoon ñëwoon vacances Sénégal ak doomam bu jigéen yoon ubbi na ci enquête dañuy des ak observateur ak politique géeg mbër meneen mu samp ndëndëm ngir jiite Sénégal 2024 muy El Hadj Malick Gakou jàpp na ne mooy mbër bi gën ngir soppi Sénégal grand parti mu ne taxawuluñ ko rek ngir di topp saa su ne ci ginnaaw yeneen candidat yi ci direct news nataalam moom El Hadj Malick Gakou mu yëkkati ñaari loxo ya dina doon mu ne bu keroogee 2024 mbërëb sénégalais yi dund métit te faw ñu rëddaat nag yoon yi nga xamante ne fa lañ bëgg a jaarale réew mi ci wàllu koom-koom ak dundinu askan wi ci yooyu jamono benn bokk yaakaar moom mu ngi rafle nga ñaay ci élection HCCT yi fu ci mel ni ci diwaanu Louga direct news ne téeméer yoo fa jël juróom-ñeent fukk yaak juróom-ñeent yu tegal ci lañu roppee gaaña Gaston Mbengue sànni moom yenn ciy dëggam ci source a benn am na yàqin mu ne opposition bi suñu demee présidentielle 2024 ak président Macky Sall duñ ko sax seen ndax roppi gum leen di roppi ñoom gaa yi ndax président ci gis-gisu Gaston Mbengue liggéeyal na bu baax Sénégal assemblée nationale mu jàpp ne opposition bi candidat yi ñu fësal du seeni candidat dëgg ay faux candidat lañ ca bu keroogee ndaje ma la ñuy daal di yëkkati seen loxo ñooñee ñu nëbb ndax ñoom yàgg nañu naxee mu ne presse bi Gaston Mbengue sàkku ci ñoom ñu lànk ñenn ñi di leen rax ndax Sénégal mu ne am na journaliste yu xereñ yu mag ñi leen rax nag ñoom leen jàppee mooy ñuy jaayu ne ñi ci mbedd mi ñu dugg ci domaine am lamb ji moom Gaston Mbengue ak sunu lamb mi xëy kañ lool écurie Falaye Baldé ci jaloore yu ñuy def ci lamb ji ndax ci ñaar fukki combat fukk ak ñeenti victoire am nañ ko ci juróom-benn di défaite. doyen Assane Gueye ñu koy jaajëfal bu baax a baax mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti rédaction bi dina fi teewaat ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen bàyyi leen ngeen wéy ak Pape Cheikh ci Midi Plus.